Salaamaaleykum mbokk waa Ngent maa ngi leen di nuyu bu baax a baax nuyoo boobu day spécial parce que man Ngent laa dëkk fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo kon donc moo fi ñëwee rek dama fay war a ñëw nga ñëw fi tamit fekk say mama ñu fekk suñuy mama yu baax nga xam ba ñuy nekk xale dañ leen doon xam ñuy yëngatu di dox di ñafe pour yóbbu kër ga yàlla def ñu ñëw fekk leen ci parce que suñu yaay yi xam nañ leen tamit am na si ñoo xam ne dañu daan yónni si ñoom bi ñuy nekk gone nekk tuntaag boobu du dara kon tey bu ñu ñëwee fekk leen fii ñu dalal ñu wax dëgg yàlla suñu xel day dal te dañuy kontaan ci loolu dina tax ñu gën a ñeme gën a am taxawaay gën a am ndëgëralaay amaana ragaluñu waaye niñ naan gone am na nu muy doxee ndey ji moo jàpp ci mbagg ji kon donc buñ fi ñëwee gis fii suñuy yaay ñu taxaw fi ñu xam leen ci ñafe ak rayante pour yóbbu seen biir kër yi vraiment loolu day gën a dalal suñu xel je dis mention spéciale à nos mamans mère Fatou Sow ñu ngi lay sant di la gërëm vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm bu ñu la santee rek sant nañ association ànd defar Ngent parce que bi may miinanteeg cëmm di xamanteeg moom mu ñuy ñëwal di ñu demal boobu gisaguñ la nga bàyyi ko moom muy dem mais xam naa ni ku xam sa doom nga parce que bi ñu fi ñëwee waxtaan ñu fekk fi toog fii waxtaan ñu wax mu doon maire bu dëggu mu wax ñu am na benn rakam bu fa ne jël kàddu tamit wax yoo xam ni dafa am solo li tax ñu gën a ñeme ñëwaat yooyu ngeen ñu wax ñun ci la ñuy dox maanaam ñun dañuy dox ci valeur dëkk bi toll na foo xam ni il faut que nit ñi jóg taxaw ñu am valeur ñu jox leen dëkk bi pour ñu développer ko gis nga Sénégal du développer mukk te localement développer wuñu il faut que nit ñi xam loolu développement d'un pays ça se développe localement bu développer localement après doo ko yëg ci l'état central mais dans tant que localement développé wuñu ñuy jël ñoo xam ni amaana li ñu leen di jox sax xamuñu ko parce que maire balaa nga koy laaj da nga koy xam jox ma te xamoo li ngay laaj lan la bari na fi ñu fi jóg candidat damay respecté chaque fois ku nekk am droit jóg mais tamit nañ respecté askan bi jamono yi woon ni na de jeunesse yi ils sont beaucoup plus conscients suñu maman yi ñu doon nax yeewu nañ léegi te ku fi falu jeunesse moo la fal ak femme yi comme amaana ñoom dañoo yeewu ba boo toogee ak ñoom ñuy wax ak yow nga xam liñ lay wax ñu lay wax loo xam ni du dañ kon donc ñun suñ xel day dal ñu xam ni suñ maman yi ñenn ñi doon nax yeewu nañ te Thiès dafa jot dama koy wax du ma ci taay dafa jox ñu jox nit ñoo xam ni vraiment sont des dignes fils de Thiès ñoo xam ni dañuy xëy di nooyee Thiès di yeewu lépp seen yëpp Thiès lañ ko kii ñooñu dans tant que ràññeewuñ leen ci biir jotaay gi parce que làmb ji sàjj na ku nekk dina jóg dans tant que ràññeewuñ leen on fera toujours des mauvais choix te gis nga mauvais choix bu la nit ñëwee jox la 10 000 ñëw si groupement may la 100 000 nga ni waajaa ngi ñu fal ko tey suba dootoo ko dégg dootoo ko gis biñ ne élection yi dañ ko programmé en 2021 vous avez vu tout le monde ñëpp wàcc terrain bi ñu ni repoussé nañ ko xamatuñu kañ la ñoom ñëpp ñu daw kenn déggatu ci kenn élection yi jàppaat nañ ko gis ngeen tabaski bi korite gi ñu daw indi seeni soble di nax nit ñi
tabaski baa ngi ñëw ils vont faire la même chose mais yeewu leen fu ma du ma ko taay di ko wax dama ko def sama combat bopp di ci woo nit ñi ñu ànd ci parce que jot na tey dëkk bi ñu jox ñoo xam ni xam nañ fu ñu jëm mën nañoo développer dëkk bi dem ci maire bi seen poste taxu leen a jóg am na loo xam ñoo xam ni dañ leen fal avant ñuy lijjanti problème nit ñi dañuy lijjanti seen poste ba pare loolu nag bu ñu ràññalewul dañuy def erreur damay waxaat encore une fois j'ai l'habitude de le dire et je vais le répéter là où je suis mënuñoo nekk commune Thiès Nord commune Thiès Est am fi commune Thiès Ouest am fi infrastructure socio-éducative de base yi yeneen communes yi am ñun mënuñu koo bénéficier wu kon donc on manque des dirigeants te jot na tey ñu teg fi ñoo xam ne bu ñu leen fi tegee dinañ xam loolu xam lan mooy infrastructure socio-éducative de base mën ko jëli parce que man bi ma demee école Ngent ñu ni ma ça fait plus d'une année école bi amul électricité et c'est local mais école primaire c'est les maires ñoom ñoo koy gérer ñun xam nañ boo demee lycée c'est autre chose c'est le conseil départemental am na conseil régional bi mu am c'était ça mais école primaire te ñu ni ñu du école primaire bii rek man leen man lu ma mën laay wax école primaire Ngent mën naa gérer problème bi yeneen ñi nag dinaa taxaw wax jooy ko fu ma ko war a jooy pour nit ñi régler problème bi gis nga waa Ngent bu ñu jógul am fulla xam nga poste de santé bi fi mu nekk man lu ma xam la fu mu nekk defar nañ ko réhabilité nañ ko nit ñi def nañ seen xaalis mais tôt ou tard la même situation va revenir si on prend pas les dispositions nécessaires pour délocaliser ko dama leen koy wax parce que ñu ni terrain Nasrou bi dañ fi prévoir poste de santé des salles de classe pour extension école Serigne Issa Dème nit ñi ne daggate nañ ko bëgg ko def ay kër morcelé ko bëgg ko séddoo donc je salue de passage dama leen di féliciter jeunes waa Ngent Nasrou yi dañoo jóg taxaw ne loolu du fi amee dama leen di wax am na ñu fi dégg ñu ñëw def discours mais ñoom bi ñu demee ba gëstu jeunes yi dem ba au fond ñu convoqué leen ñu réunion xam nañ ne nit ñi dañoo ñëwoon di wax waxi tappale mais lañ doon wax du réalité bi lañ doon wax du décision boobu ñoom lañ jëloon te boo xoolee ci commune bi commune Nord laay wax ñi fi déclaré ñëpp candidat je suis la seule personne bu dugg sama page Facebook j'ai fait un texte ci affaire bi jeunes yi ñi ngi fi ñoom xam nañ ñi bëgg maire bi laay wax je pèse bien mes mots man rek laa gis ma taxaw osé wax ci ñeneen ñi li tax waxuñu si te lii problème mu askan bi la école askan bi la case poste de santé askan bi la pourquoi waxuñu si te aussi dañuy waxante dëgg suñ maire yi duñ ko jël di ko jox n'importe qui de on se connaît on se sait dañuy jaral lu ne on veut des hommes de valeur on veut des hommes de principe on veut des femmes de principe man li ma leen di woo du da ngeen di taxaw rek ne dañuy fal Massamba Diop dañuy ànd ñu liggéey ñu dem jëli maire bi dama leen di wax lu leer li may wax dama bëgg gaay yi dégg ko man bu ñu yoxee dem naa ci li ma ne xam naa fi ma jëm gëm naa ko ñi may àndal dama leen boo leen yoxee ma daw 200 da ngeen di daw di langaamu amaana ñenn ñi sax duñ ma jot parce que li ma ne dama ko gëm te xam naa li ma bëgg xam naa loolu noonu te mën naa koo gérer parce que li may gérer moo foofu loolu du ma ci dugg mais gëstu leen ngeen xam te tamit dañoo war a gën a gëstu les candidats gis nga ni ñi naan dañuy auditer ay fichiers yooyu dañoo war a auditer candidats yi ñu xam kii ak kii loolu dafa jot du dañuy ñëw rek jël kenn teg ko ci mairie bi il faut que nit ñi xam lan la loolu dafa am solo kaddu yi nag xaw na gudd torop
mais loolu noonu la waroon a mën a demee parce que Cëmb Gueye dafa nekk ci ñun dañ koy tooñ naan ko da ngaa naqari deret nit ku nekk am na principe am nit ku nekk am na gëm-gëmam nit ku nekk bëggul ku ko yàpp man loolu laa koy jàppee parfois nag mu dem ak fougue de jeunesse mais da nga koy woo recadrer ko waxtaan ak moom mais ku gëm boppam la ku xam fi muy dem la dama leen di wax leer xale bu gëm boppam la bu xam fi muy dem et aussi intellectuel la bu toogee ci réunion day déglu bu paree ba defal la synthèse réunion bi da ngay xam ni kii ku xam la mën nga ko gis nii nag tege nii mooy loolu mais franchement je t'encourage dama lay féliciter di la encourager aussi am nga maman bu baax lii dafa baax ci àdduna xale boo ñëwee taxaw sa yaay taxawu la te lim ñu wax fii ci biir kër gi dégg nañ ko léegi nag fi may terminer dama leen di wax mairie bi benn étape la ci man fi ma bëgg a dem ak ñi ma àndal du mairie moo ma yëngal trop ma dama bëgg a nekk fa ñuy décider ci dëkk bi li fi Idrissa Seck def ñu fay ko parce que Idrissa Seck def na ci dëkk bi mais ñun dañoo war a dem jëli def fi loo xam ni dootuñu ko tudd dañuy tudd ñeneen ci biir dëkk bi loolu mooy suñu objectif te ci la ñuy xeex ci la ñuy ne.